jafe-jafe yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew. asalaamaaleykum mbokki xombol asalaamaaleykum mbokki àdduna yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak ci sa sant di leen jaajëfal di leen baalu àq comme ni ñu ko faral di waxee saa su ne lépp lu am rek dañ koy bokk ak xombol waay yi tey nag moo waral comme ni ma koy waxee saa su ne rek xombol.net mooy jukki ci ay doomam ak njabootam di leen dalal ñu waxtaan ci actualité mais dañuy waxtaan tamit ci xombol mais di leen waxtaan ci jëmm ji nga xam moom lañ dalal tey jii ñu dalal kilifa Assane ñu ngi lay nuyu. Serigne Nayel ñu ngi leen di fay di nuyu sa collaborateur yëpp xombol.net di nuyu waa xombol di nuyu waa Sénégal mais aussi di nuyu waa àdduna bi yëpp parce que gis nañ ne xombol.net fi mu toll ni fépp foo dem ci àdduna bi ñu ngi koy seetaan parce que jot naa ci ay écho yu jóge ba Allemagne jot naa ci ay écho yu jóge ba Italie di wax ne ñu ngi seetaan plateforme bi kon ni ngeen wax rek ni xombol.net est la première plateforme digitale de xombol vraiment kooku confirmé na ko voilà ñu ngi leen di encourager aussi ci dynamique bi ngeen jël di leen ñaanal yàlla aussi li nga xamante ni moom ngeen yéene ci plateforme bi yàlla defal leen ci seen lu raw seen jort. jërëjëf Assane kontaan nañ ci kaddu yooyu nga yëkkati comme di leen ko wax rek waa Allemagne ñu ngi leen di nuyu waa Italie ak partout dans le monde ñi nga xamante ni ay njabootu xombal lan dinu seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu au passage di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen teraanga ak xéwal ban dellusi fii ci réew mi lépp lu ñu bëgg a investir ñu investir ko ci ndax loolu rek lañ leen di ñaanal saa su ne. Assane ñu dugg ci waxtaan wi buñ la doon laaj Assane Fall mooy kan looy tontu mbokki xombal waaye looy tontu tamit mbokki àdduna dëgg la kooku Nayel dinañ ci sawar ci tontu bi parce que tamit nit ki bu fekkente ne da nga nekk ak moom di ko gis muy dox di wax war nga xam kii mooy kan. Assane Fall nekk koo xamante ni doomu xombal la doomu dëkk bi juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi aussi jànge fi école primaire muy école 1 fi la ñu jàngee fi la ñu dalee ba fi la ñu amee suñu entrée en 6e ñu amee entrée en 6e ñu dem fii ci collège d'enseignement moyen bi ñu doon wax le premier collège d'enseignement moyen bu xombol mu nekkoon fii ci wetu garage bi moom lañ déménagé yóbbu ko def ko CM Kumba Jàgge yi foofu lañ defee suñu 6e def suñu 5e mais bi ñu defee 5e dañu dem ba nar a lancé wu ci benn domaine boo xamante ni domaine activiste la l'activisme ci lañ bëggoon a lancé wu mais comme dañu nekk ak suñu benn grand frère suñu taawu yaay moom moo nekk suñu papa ñu ngi koy saluer au passage di ko sant di ko gërëm ci ni nga xamante ni moom la ñu téye parce que ñun ñooy ñi nga xamante ni ñooy caat ci suñu famille daanaka bi ñuy gimmi fekk nañu waajur yi jëm mag waaye aussi yàlla def moom boobu mu taxawaay boo xamante ni taxawaayu waajur la moo ñu pêché fii xombol yóbbu ñu à Bignona ne ñu yow bu ñu la bàyyee xombol doo jàng ci la ma jël yóbbu ma Nayel Bignona pour ma continuer foofu sama jàng ci wetam. ci ban classe nga defee Bignona. maa ngi defee Bignona 4e ak 3e foofu laa amee suma BFM bi ma amee BFM Bignona nag bon comme temps yooyu dañ doon orienter nit ñi en fonction des notes en fonction de l'excellence en fonction des lycées ñu envoyé ma depuis Bignona au lycée Seydina Limamou Laye de Pikine ki à l'époque mu nekkoon benn lycée d'excellence boo xamante ni vraiment ñi fa bëggoon dem bëri na boobu la ñu jógee Bignona ñu yóbbu ñu foofu la ñu defee seconde première ak terminale amee fa bac à Bignona non à Pikine lycée Limamou Laye bi ñu amee bac lycée Limamou Laye ñu jóge fa dem à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar Cheikh Anta Diop lycée université Cheikh Anta Diop yàgguñu fa parce que dañu def première année deuxième année yàlla mi nga xamante ni moom la dara tawul daal di ñuy jàppale ba ñu admis école normale alors ñu yóbbu ñu defee suñu formation Thiès école normale Germaine Le Goff foofu lañ defee à l'époque ñu tuddee woon ko école de formation des instituteurs EFI
alors foofu lañ defee suñu formation instituteur bi ñu paree ñu affecté ñu dans le Fouta, plus précisément dans le département de Podor. Def nañ fa 5 ans, mais ci suma biir cursus enseignant daf ci am benn point boo xamante ni il faut ñu souligner ko pour que waa Xombol mën a comprendre. dinañ ñëw ndax xam naa ni loolu dama lay bàyyi après sa jaar-jaar nga mën ci dugg. uniquement Xombol ñoo lay seetaan te tey jii gis nañ Assane di va-et-vient rek xamuñu lu Assane di def ñu xam ni Assane fii la juddoo mais fii la jàngee ba yàlla dogal mu génn sa jaar-jaar da nga ciy dugg rek nga relancé wu ci ay simili rek mu gàtt avancé ndax tey dama bëgg ñun ñaar ñu tegante dem ndax faaw question boo am quoi parce que mënta ñàkk ñu ngi lay déglu. waaw léegi sa jaar-jaar ci wàllu Assane jaar-jaaram an koo xamante ni jàng na Xombol ndax ci njàng rek nga basé wu am na yeneen activités yoo xamante ni dundoon nga ko ci jamono jooju bu bokkute ak jàng bëgg na ko xam. waaw moom foofu laa doon bëgg a jaar parce que bi nga xamante ni dem nañu dans le département de Podor dans l'enseignement aussi def nañ fa 5 ans def naa fa 5 ans après ma lancé wu ci génn dem def moodu def naa ko ay at. Quelle année nga defoon moodu? Bon 2000 laa fi jógee dem en Italie def naa fa 8 ans pratiquement ba yàlla def sama xel dem ci ñibbisi Sénégal heureusement fekkul ma am radiation bi ma dikkee ma jotaat sama fonction d'enseignant ñu envoyé ma à l'IEF des Almadies à Dakar. bi ngay dem Italie da nga am invitation ou bien da nga ko jaar ci yoon normal ou bien da nga ut foo bënn rek dugg pour Italie? waaw dama ko jaar ci yoon normal parce que visa France la am. invitation ou bien? Non visa vacances. Visa vacances la amoon ma dem. Bon bien que bi may am visa vacances bi aussi xamoon naa ne damay dem pour dama doon dem pour bëgg a toog mais comme fonctionnaire laa woon da ngaa dem Italie comme ni ko gars yi defee rek dem Italie daw xool dëkk ba mu xaw a naqari nga ni naa ñëwaat ou bien lan moo waral waaw tout au début c'était pas évident mais dem nañu ba vraiment bokk parce que li fa nit di am lépp am nañ ko fa. Effectivement. Parce que yàlla dimbali nañu fa kii ñu fa sonnuñu fa benn yoon. li nga xamante ni moo nekkoon ci suñu ginnaaw aussi ñoo ngi ko doon assuré yàlla dimbali nañu am nañu kër. bi ñu ñëwee aussi suñuy morom demuñu bàyyi ñu. vraiment muy loo xamante ni xëy na lu waroon am ci suñu dund la woon. am na ci mais ba nga xamante ni jeex na aussi yàlla jeexal ko bi ñu ñëwee ñu dellu siwaat ci suñu liggéey liggéeyaat ko comme mel ni musuñu génn vraiment. jërëjëf kon mu ngi noonu ñu am suñu invité Assane Fall di enseignant fii ci école 4 yàlla dogal tamit mu nekk nit ku am maanaam benn xarkanam te xarkanam boobu na ci lay lancé wu laaj ko ci muy gis nañ ko ci politique sa histoire ci politique nan la demee Assane. waaw suma histoire ci politique nag dina xëy na am ñu bëri ñoo xamante ni dina leen jaaxal duñu xam origine yeeg yooyu mais loolu dina baax ñu leeral ko parce que comme ni ma la ko waxee j'étais au lycée Limamoulaye à l'époque il y avait le député du Parti démocratique sénégalais Bokar Kane moom laa doon fréquenter jeune frère am foofu laa piqué virus bi bon comme dañ doon fréquenter kër ga Bokar à l'époque mu ñu doon jox ay affiches yoo xamante ni boobu ñoo ngi def première ñu daan jox ay affiches ñu koy afficher dans les artères de Pikine Guédiawaye noonu la ñu commencé di épouser le Parti démocratique sénégalais di ko aussi yóbbu lycée Limamoulaye ñu nekkoon fa des élèves du Parti démocratique sénégalais di politique di grève ak yooyu xam nga boobu PDS mu ngi dans l'opposition léegi bi ñu jógee ci vacances yooyu ma doon def première ma ñëw ci laa waxtaan ak suma tonton suma goro suma xarit Boubacar Thiam ne ko tonton dañu ñëw vraiment élève la ñu bokk ak yow parti dañu bëgg daal vraiment actif fii ci parti bi au niveau local mu ne ma vraiment tu es le bienvenu alors ci la ma jëlee nag teg ma ci wetam ma gérer mouvement jeunesse bi waaw ci jamono jooju jamono Boubacar Thiam mais mu mettre woon ma aussi en rapport ak le lion du Kayor Boubacar Sall Boubacar Sall aussi nekkoon suma tonton nekkoon suma xarit moom tam doon ma jàppale ci lu bëri ci politique di ma wan xam politique dafa bëri ay secret lu bëri wan na ma ko ci politique ba un jour ma dem fa toog di waxtaan ak moom ne ko daal
dama bëgg ubbi benn permanence xombol parce que tonton Boubacar Thiam léegi bon politique bi demeetul noonu ndax mi ngi jëm mag ak yooyu mu ne ma loolu de moom lu baax la ma ne ko comme ça man dina ma permettre me reconnaître les sympathisants du Parti démocratique sénégalais. fii ci xombol am fii ci xombol. Boubacar Thiam mooy kan. Boubacar Thiam suma goro la suma xarit la fii la nekk inscrit la woon docteur Thiam docteur Thiam voilà docteur Thiam. moom la ñuy wax docteur Thiam. moom moo fi nekkaloon Parti démocratique sénégalais fii ci xombol. alors bi nga xamante ni bii waxtaan naa ak Boubacar Sall. ne ko dama bëgg a ubbi benn permanence xombol mu jàppale ma ci. keroog jour ouverture bi ñu ciy waxtaan y avait Diagne Fada à l'époque fekk na fa aussi Talla Seck bu Ceneba mu ne ma waa permanence boo ko ubbee loo koy fayee ma ne ko dinañ ko lijjanti Diagne Fada immédiatement mu ne ma chaque fin du mois dinaa la jox 10 000 francs Talla Seck aussi daan na ma yow man tamit dinaa ci teg beneen 10 000 francs comme maa ngi doon fay ci permanence bi 17 500. déjà amoon naa lu ma fayee permanence bi voilà ñoom ñoo ma doon jàppale pour ma fay permanence bi. alors jour ouverture permanence bi nag la sama politique vraiment déclenché au niveau local parce que bi ma defee discours bi ba pare dama ko jox suma benn grand frère di ko ñaanal yàlla au passage yàlla na yàlla yërëm ko seddal suuf ci kawam. muy Dio Fall. xombal ku nekk dégg na ko. moom laa joxoon discours bi mu corrigel mu ko après boole ma ak waa kër ne leen kii dem leen ngeen jàppale Assane ci ouverture permanence bi mais ñu dem ouverture permanence bi ñu invité ci Boubacar Sall waa Thiès yëpp ñëw mu nekk une réussite parfaite une réussite totale. alors bi ñu paree discours boobu sax dañ ko publier à l'époque ci benn journal bu ñuy wax journal Soppi. le journal Soppi dañ ko si publier. après nag bi kii bi passé cérémonie bi passé ma dem ci Boubacar Sall ne ko man lii ma gis nii ëpp na ma li ma gis ci ay nit keroog ndekete waa xombal yëpp Parti démocratique sénégalais lañ léegi nag lii mënuma koo gérer. booba est-ce que yaa leen fa yóbbu am booba maanaam li Parti démocratique Sénégal bi nga xamante ni Boubacar Thiam moo fi newoon. est-ce que du ñoom ñoo mobiliser woon ànd ak yow am yow yaa leen indi woon foofu jamono jooju. waaw dañ nekkoon ñoo xamante ni dañu bëggoon Parti démocratique sénégalais mais période boobu mu nekkoon parti bi nekkoon ci léthargie fii au niveau local parce que góor gi bon boobu daanaka xaw na commencé di bàyyi politique léegi nit ñi. mobilatuñu autour de la politique autour du parti léegi nag kii boobu ñu def cérémonie boobu ñu def dafa réveillé waat nit ñi indiwaat leen ñu wane seen bëgg-bëgg ci parti bi léegi ma daal di leen reconnaître identifier leen ñu nekk nit ñoo xamante ni bëri woon nañu bëriwaay boo xamante ni ak sama âge boobu permettre wu ma gérer leen ma ne il faut mu wuti ci ndimbal ci laa demee ci Boubacar Sall nag ne ko parti bi xombol du parti bu ndaw dama bëgg nag am naa suñu benn grand frère bu ñuy wax Dio Fall PIT la nekk nag mais bu ñu waxtaanee ak moom mën na am mu ñëw jàppale ñu ci parti bi te bu ñu jàppale parti bi dina dem ci lañ waxtaan ak moom mu envoyé fi benn délégation mu ñëw ñu waxtaan mu ne leen tey moom da ngeen ma bett dem leen ngeen ñëw fi semaine prochaine ñu dem wax ko rendre compte Boubacar Sall mu ne leen semaine prochaine ngeen dellu bi ñu dellu si waatee mu joxe avis favorable alors ci la duggee ci parti bi nag mel ni waa xombol nag moom lañ doon xaar mu dugg ci parti bi ñëpp daal di koy topp ci parti bi. maanaam yow nga mujj reculer ba ko moom. ma daal di reculer pour yaatal foofu dinaa am benn précision bu ma ci def ndaxte comme moom dafa nekkoon waa ANEN bon il fallait que ñu yaatal parti bi am ginnaaw raay am Nganjol léegi ci loolu la ñu identifier Babacar Ba. ci jamono jooju Babacar actiful woon ci Parti démocratique sénégalais ci lañ ko identifier alors dem waxtaan ak moom indi ko ci biir parti bi def ko adjoint wu Dio Fall secrétaire général mu nekk secrétaire général adjoint yàlla def ñuy dem tuuti Dio suñu borom dogal li mu dogal ci moom mu génn àdduna comme Babacar moo nekkoon adjoint daal di remplir directement nekk secrétaire général. Parti démocratique sénégalais accédé au pouvoir en 2000 ñu dem élection locale mu nekk maire xombol. mais jamono élection locale comme dugg nga ci ñu gis ni jamono jooju ñun Babacar rek lan gisoon mu nekk ci maanaam langue politique mais musuñu la ca gis. est-ce que yow da nga ndax sànq da nga wax ci sa biir wax. yàlla dafa dogal nga ubbeeku ci politique ndax ñi la jàngal tuuti si nga ko sànq. ñu dem ba benn moment Babacar ñëw ak Dio Fall yàlla na ko yàlla yërëm ak ñi nga xamante ñoo taxawoon ci PDS kenn musul la gis Assane Fall ci benn activité politique boo xamante ni jamono jooju. nga xamante ni moom ngay wax muy jamonoy Babacar Ba. musuñu gis Assane Fall. da nga
ñemewul woon am da ngaa amul woon benn engagement politique bi nga xam moo waraloon nga war a fës lool ba xam ni Babacar bu demoon tey jii nga nekk ci ginnaaw ak li nga fi cité lépp lan moo waraloon loolu voilà li waraloon loolu moom xaw naa ko brosser sànq dafa am benn période boo xamante ni dama génn dem à l'extérieur maa ngi génn 2000 le parti au pouvoir le PDS accédé au pouvoir en 2000 même année bi man fekk na ma génn bi ma génnee nag léegi le parti démocratique sénégalais jël pouvoir bi au niveau local 10 ans yi ma fa def moom la Babacar nekk au niveau local maire loolu moo tax période boobu kenn gisuma ma apparaître sur la scène politique loolu leer na ndax loolu rek lañ bëggoon sagam Babacar yëngal na gis ñu Assane Fall nga fekkoon nga génnoon loolu moom lañ ci soxla woon kon maa ngi wax rek Khombole Point ñu ngi noonu ñu ngi nii suñu frère Talla Fall mi ngi ci internet bi ak ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ñuy suivre Ibrahima Ndiaye ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp au passage di leen wax ni Khombole Point mi ngi noonu ñu dalal tey suñu grand suñu xarit muy Assane Fall Assane bi nga jógee ci PDS ci kan nga dal waaw bi mu jógee ci PDS tamit kooku histoire la boo xamante ni dina may neex trop ma koy relater parce que bi ma jógee à l'extérieur dikk dugaat dans l'enseignement dama ñëw fekk inspecteur El Hadj Takku Ndaw à l'époque mu nekk directeur de l'alphabétisation après directeur de l'action sociale di liggéey aussi ak Karim Wade dans le cadre de la génération du concret bi ma ñëwee bon comme génération du concret ci biir PDS la woon et au niveau local il y avait le leader Serigne Takku Ndaw ma nekk biir PDS ba pare mais ànd ak moom ci génération du concret di ko jàppale waaw parce que boobu Babacar mi ngi nekk ci période boo xamante ni waa am na ñaari mandat bon boobu waa Khombole ñu ngi commencé di ko neel nga daw rek voilà ñaari mandat voilà fekk na mu dem tafu fële voilà ma daw dem tafu ci El Hadj Takku Ndaw alors pour ñu jàppale ko voilà loolu moo tax bi ma ñëwee ñu ànd nekk ci génération du concret bi ma ñëwee ànd ak El Hadj Takku Ndaw ñu nekk génération du concret di xeex ak Yatma Ndiaye maa ngi koy saluer au passage mu nekk aussi xale boo xamante ni bu am avenir la ci politique ñoo ngi koy suivre di ko ñaanal yàlla jàppale ko dëgëral tànkam moom tamit vraiment ku baax la alors bi ñu koy jàppale noonu ñu dem élection alors ci le PDS ñàkk le pouvoir en 2012 alors donc ñu dem élection Pape Mboup daal di jël Khombole man ma daal di suspendre sumay activité politique nga dawaat non dama suspendre instant boobu waaw defal lool rek waaw gaaw non dama suspendre samay activité parce que instant bi nga xamante Pape Mboup ñëw na ba tey maa ngi wax ci télé bi mais ñëw na ba tey ne ma bëgg naa nga jàppale ma ñëw na ba tey ne ma sama rek ñëwal nga jàpp ci liggéey bi ma ne ko grand wax dëgg yàlla amuñu lenn lu ñu lay reprocher suñu mag nga te jàmbaar nga am nga aussi gëm-gëm bëgg nga Khombole te yéene nga Khombole jàmm mais dañ fekk ñu nekk ci parti boo xamante ni vraiment mënuñu tëb jóge ci boobu maay parti démocratique sénégalais mënuñu tëb bàyyi ko te loolu la ñu gëm daal xam nga nit ki ak li mu gëm rek boo ko ci bëggee jëlee dina xaw a metti moom mu dem élection comme dem na élection gagné bon dañ koy bàyyi mu gérer pour être démocrate ñu bàyyi ko mu gérer biñ ko bàyyee mu gérer ba ci fin wu reñam mu am problème moom mi muy gérer xëccu la pour nga ànd ak moom ngeen mu am lu mu la jox ci maire bi nga koy doxal ou bien non du moom moo ma xëcc parce que bi nga xamante ni moom dugg na di gérer bi mu demee ba ci fin bi y a problème ay tendance juddu ci la tendance su Demba Ngoy Sy bi amoon tendance su Mamadou Lamine Gueye ak tendance su Serigne Mbacké Anne alors à un certain moment donné Serigne Mbacké était fii au niveau de Anen bon amu fi woon daal vraiment li nga xamante ni moom la bëgg ci ay mbokkam mu dox guddi di ko waxtaan ak man ne ma vraiment tonton bëgg naa nga ñëw jàppale ma boobu maa ngi suspendre sumay activité politique ma ne doom di rakk di jarbaat ne bu ñëwee wax dëgg yàlla dox heure bii am yaakaar ci yow ne la damaa bëgg nga jàppale ma li la war rek mooy nga jàppale ko alors ci la commencé suspension bi ma defoon ci wàllu politique ma daal di koy teg ci suuf ànd ak moom di liggéey ak moom di ko jàppale ba nga xamante ni taxaw na mais mënuloo ko jàppale te ànduloo ak mentoram comme dama koy jàppale rek man lu muy dugg en général dama koy def ba mu jeex tàkk
comme moom mentoram Pape Mboup la alors ma ànd ak moom il faut ñu ànd ak Pape Mboup. maanaam su ma déggee sa wax maanaam Serigne moo la yóbbu ci Pape Mboup. Serigne moo ma yóbbu ci Pape Mboup. effectivement voilà léegi bi ma yóbboo nag ci Pape Mboup xam nga structure moom boo ci nekkee il faut que ñu jox le pouvoir pour que nga mën a agir librement. alors ci la ma Pape Mboup nommé attaché de cabinet jox ma ay pouvoir ci mairie bi mais politique dafa nekk loo xamante ni milieu la bu doy waar. mu am jalousie bu metti. Assane jalousie bi kan moo koy indi. waaw jalousie bi ñi nga xamante ni dañu ànd peut-être ak Pape Mboup ak Serigne Mbacké Hann ñoom ñoo ko doon opposé à mon niveau ndax li tax ñu ko doon opposé à mon niveau comme man dama leen a fekk si dikk ak sumay idée ñoom jàpp nañ ne dama ñëw pour écarter leen pour jël seen place daal di toog loolu moo taxoon ñoom yaataluñu ma woon li nga xamante ni noonu lañ ma waroon yaatale mais man bi ma ñëwee dama teg samay projet teg ay projet yoo xamante ni waa Khombole yëpp xam nañ ni projet yi c'est des projets yoo xamante ni léegi man naa dama lay laaj benn mbir ndax Khombole.net moom li ma naan chaque jour sama technicien léeg-léeg mu may ree ci loolu sax lépp fii leer da nga dugg foo xamante ni bëgg naa tamit nga am fa taxaw seetlu ndax gis na la nga ànd ak Lamine Gueye nga toog ba caag nga sutee ci say wax nii da nga ànd ak Serigne Mbacké ak Pape Mboup am ñu lay bundu xatal ci biir maanaam njabootu Pape Mboup gi dama bëggoon nga ni ma ñii ñoo ma bundu xatal ci njabootu Pape Mboup xam nga li ñuy wax bu ko defee dinañ xam ni sa waay li ko jële foofu ba mu dem feneen ñor na waaw demuñu sax feneen parce que ñun duñu ragal kenn duñu xoxatal rek ñu daw dañuy toog imposé wu ak suñu ay idées parce que li ñuy wax ne nit ki on peut tout tuer sauf les idées bon bi ma ñëwee jëm nañ ma bundu xatal nañ ma vraiment mais teewul ma teg ay idées yoo xamante ni xëy na doxul ni ma bëggoon mu doxee ni mais ñi nga xamante ni ñoo ngi ma doon suivre xam nañ ni buñ ma bàyyi woon ma liggéey idée yi projet yi yan la am na projet de kii sable boo xam ne carrière sable bu am fii ci moom lañ def tax tey ji le dépotoir des ordures de Khombole foofu temps yooyu ñu fa doon extraire ci sable alors ma ne leen mais sable bi nga xamante ni day dugg Khombole à chaque fois camions yi di dugg te duñ fay dara mais kooku war nañ ko mën a rentabiliser ma ne leen camion bu duggati Khombole dafay fay 1000 francs dañ doon xëy di am 75 camions par jour mu nekk 75 000 par jour kooku le mois day daal di ñëw nekk ay 1 million et quelque 1 million 500 dama ko doon dugal malgré que ñoom joxuñu ma woon vraiment le pouvoir qu'il faut pour ma liggéey ma ne leen mais camions yi nga xamante ni dañuy garer à Khombole à tort et à travers pourquoi mënuñu leen defal benn parc à l'essieu boo xamante ni ñoom ñëpp bu ñu ñëwee foofu la ñuy garer di fay 1000 francs au moins mu nekk benn recette boo xamante nañ ko mën a dugal ci mairie bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay toog di liggéey bi ñu embauché leen ci di leen ci fay ñu yor ci seen i kër mu nekkoon deuxième projet troisième projet bi mooy Khombole xam nañ ne amul recette marché bi la am ak garage ma ne leen pourquoi ne pas maximiser les recettes nu ñu koy maximiser mooy recenser tous les ODP occupation domaine public yëpp ñu recenser ko recenser ñi nga xamante ni mooy Jakartaman recenser taxi clando yi fichier leen xam li nga xamante ni moom la Khombole am ñu koy dugal saa yu matul ñu xam fan la sooxee su ko defee recettes yi nga xamante ni moom la Khombole am ñu koy mën a maximiser à chaque fois mu nekkoon ay projets yoo xamante c'est des projets phares yu ma indi mais comme amuñu woon yooyu projet ñoom bi ma ñëwee indi projet yooyu ñu gis ne alors bu ma toogee dérouler projet yi comme il le faut ñoom dinaa leen xañ seen place ñu daal di may xeex xam nga rek ak des considérations yoo xamante ni di wax par ci par là ba indi problème daal. ok loolu comprendre nañ ko mais ñun tamit sañ noonu wax ni jamono ji bi ngay jóge foofu di dem ci yeneen yi da ngaa amoon poste boo bëggoon ca foofu joxuñu la ko moo tax nga dem muy sa diggante ak Serigne Mbacké Hann est-ce que loolu ko indi poste bu ma bëggoon fan boo bëggoon ci biir maire bi joxuñu la ko moo tax non nga boycott nga dem tafu ji ci Lamine Gueye na gis na la Lamine Gueye activité yëpp da nga cee sap lu waral loolu waaw bi ñuy dem ci Lamine Gueye dañ fa ànd ak Serigne Mbacké maanaam du lenn loo am moom ci biir maire bi loolu d'ailleurs sax moo indi problème parce que gis nañ man Lamine Gueye Moustapha Mboup et consort dama yàgg ak ñoom ba yooyu maa leen juddule samay rakk lañ bi may génn ak sama soxna boobu ñoom ay xale yu tuuti lañ
boobu laa xamante ak ñoom yoreel leen woon seen ataaya seen meew seen lépp boobu ñoom ci ay 5e la ñuy def 4e relation boobu laa séq ak ñoom et continuer ko nag di ko séq ak ñoom bien que wàllu politique séquñu ko woon parce que bokkuñu woon obédience politique séqoon nañu mag ak rakk mais séquñu woon politique parce que ñoom ci seen bopp def nañ seen délégation ñëw fii ne ma soxla nañ la bu ñu sañoon nga ñëw ànd ak ñun parce que suñu mag nga suñu lépp nga suñu conseiller nga suñu sañoon nga ñëw ànd ak ñu mën a leen dafa am fu ngeen ma fekk muy ci Serigne Mbacké Hann kon bu ñu ma gisee may wax ak ñoom war nañ xam ne séquñu politique man Serigne Mbacké laa àndal mais comme gis nañ may wax ak ñoom. ñu jàpp ne am na sëñ Mbacké nag ci maanaam législative yi sëñ Mbacké taxaw nii def leen nii. yow ñu gis la ci Lamine ngay xët. waaw parce que ci législative yi. Nayel Assane dama bëgg nag fi mu ne. waaw dina leer waaw mu gaaw ndax émission presque li ci des bariwut. waaw mais dama bëggoon rek nga tënk. lan mooy sa problème ak sëñ Mbacké Hann ñu taxaw foofu jàll. waaw léegi bu ñu taxawee foofu jàll suma problème ak Serigne Mbacké. mën naa am bariwul. à part jalousie boobu nga xamante ni ñi ànd ak moom opposé nañu ko sans pour autant que moom mu comprendre réellement ni jalousie la. moom dafa ànd ak ñee ci loolu. ci loolu daf ci ànd ak ñoom. parce que dafa gëm li ñu ko wax dañu ne ko fais attention à Assane parce que il est très proche de les Papalaay les Moustapha Mboup alors que ñooñu li ma seq ak ñoom weesu na sama diggante ak moom Serigne Mbacké. waaw donc il a nagé dans l'erreur. ba indi suñu kii ak gëm ñoo xamante ni aussi liñ ko doon wax bokkul ak li am mais dañ ko doon wax pour m'écarter parce que jàpp nañ ñoom ne seen place la bëgg a ñëw jël. ok loolu comprendre nañ ko léegi nag dañuy dugg ci enseignant AFAT bi nga xamante ni tey jii bëgg nañ nga leeral ñu ci ndax fi mu ne temps bi la ci des foofu dañ koy tënkee ci loolu. muy sa diggante ak Antoine Diome. waaw sama diggante ak Antoine Diome mu ngi fekk sama diggante ak dëkk bi. parce que Antoine dafa nekk doomu dëkk bi doomu Xombol son excellence le président de la République Macky Sall nommé ko ministre bu toll ne ministre de l'intérieur muy doomu Xombol ñun ñu nekk doomu Xombol waa Ndar bëggoon nañ ñu jël ci seen doom ministre de l'intérieur waa Ndakaaru bëggoon nañ ko waa Kaolack bëggoon nañ ko ñu defal ñu ko ñun waa Xombol kon ñun amel nañu njukkal Macky Sall ñun wax Xombol amel nañ ko njukkal amel nañ ko bor boo xamante ni luñ ko fay du tax ñu fay ko lépp ndax Antoine mi mu jël def ko ministre de l'intérieur kon Antoine bu nekkee ministre de l'intérieur nekk doomu Xombol waa Xombol dañ ko war a jàppale ci réussite dafa war a réussite bi mu gis ci ne il y a la mainmise des fils de Xombol ñun ñëpp dañ ko war a jàppale mu réussir parce que bu réussiree Xombol mooy réussir bu réussiree Xombol dina ci gis boppam kon ñun ñëpp dañ ko war a jàppale loolu mooy li nga xamante ni moo tax en réalité ma épouser le APR nomination wu kii la Antoine Diome comme ministre de l'intérieur. léegi yow ci loolu nga koy fayee ngay nekk enseignant est-ce que enseignant yi tamit maanaam ñoom ñëpp ànd nañ ci sa avis bi nga xam moom nga proposé. waaw xam nga ñii dinañu ci ànd parce que APR lañ bëgg nañ jàppale Antoine Diome mais am na ñoo xamante ni c'est des enseignants bokk ci yeneen obédience politique donc ñi nga xamante ni APR lañ ak ñi nga xamante ni ñoo bëgg a jàppale Antoine ñoom ñooy ànd ak ñun mais am nañ ci mouvement bi ci groupe Facebook bi nga xamante ni moom la ñu ubbi pour mouvement bi am nañ ci 38 membres yoo xamante ni ñu ngi jàppale son excellence le ministre Antoine Diome. est-ce que tamit du aajowoo nga xool ñi nga xamante même ànduñu ak moom xam ni defar rek moo leen tax a jóg ak seen intérêt yéen enseignants yi ngeen waxtaan bañ a xool kii Sonko la wala kii Macky Sall ngeen àndandoo nekk benn mais da ngeen koy politiquer ou bien. waaw parce que bu ñu dee ànd ak Antoine aussi dañuy am ñaari objectif parce que bu ñu bëggee Antoine réussir dañuy politique mais comme ñun ay acteurs de l'éducation lañ ay enseignants lañ. il faut que tamit relation yi nga xamante ni moom la ñu am ak Antoine ñu def de sorte que relation yooyu dina bénéfique pour l'école de Xombol loolu moo tax ñu am deux objectifs. beneen bi voilà mooy accompagner Antoine naka lañ koy accompagner mooy vulgariser ses activités mais aussi orienter ses activités politiques accompagner ko ba mu réussir n'est-ce pas sa politique
léegi boobu mooy volet politique bi mais volet éducatif bi mooy comme ñun ay éducateurs lañ ay acteurs de l'éducation lañ ay enseignants lañ mënuñu def dara génn ci école léegi suñu mouvement bi dañ def de sorte que Antoine problème yi nga xamante ni moom la école am ñu soumettre ko mu régler ko ci wàll bi nga xamante ni moom lañ féete loolu mooy li nga xamante ni moom la enseignants yi war a xam dikk xam ne certes dina am volet politique mais aussi dina am volet socio-éducatif. seen programme. waaw suñu programme mooy dérouler li nga xamante ni mooy suñuy objectif donc il nous faut des activités donc dina am ay activités yoo xamante ni ay activités politiques lay doon mais aussi dina am ay activités yoo xamante ni c'est des activités socio-éducatives activités politiques yi lan la comme ni ma wax sànq vulgariser les activités de Antoine mais aussi orienter activités yi Antoine parce que Antoine bon nekkul Xombol xëy na bu xamee bëgg-bëgg waa Xombol aussi xamul yépp kon ñun waa Xombol ñoo ko war a wax ne ko Antoine defeel nii defeel nii defee nii moo gën ñu toog rek naan li mu war a def ko mais bu ñu jógee di ko wan orienté ko ne ko Antu defeel boo defee nii waa Xombol di nga épouser seeni bëgg-bëgg boo defee nii di nga leen éviter li nga xamante ni moom lañ bañ loolu orienté ko la mais aussi jàppale ko au niveau national léegi ni ñu koy jàppale au niveau national mooy ñu communiquer ci via internet parce que kenn ku nekk xam na ni fi mu toll ni réseaux sociaux yi c'est un pouvoir incontestable dem di ko xeexal ci réseaux sociaux yi di commentaire ay activités am te xam nañ ni activités yi nga xamante ni moom la ko président de la république confié yëpp daf ko réussir kooku défendre ko yomb na mais il faut mu am ñu ko défendre parce que un homme politique actuellement dafa war a am ñoo xamante ni dañ koy nekkal ci réseaux sociaux yi di ko défendre di assurer sa communication aider ko aussi à mettre en place un réseau comme ñun suñu wàll bi nga xamante ni moom la ñu féete un réseau des enseignants au niveau local au niveau régional comme au niveau national loolu la ñu bëgg étendre la domination de AFAT enseignants au niveau régional mais aussi au niveau national loolu bokk na ci suñuy objectif politique bu ñu demee ci objectif socio-éducatif yi xam nañ ni l'école a besoin de beaucoup de choses yoo xamante ni bu ñu ci jàppalee dina dem léegi volet éducatif boobu nga xamante ni am nañ ko dañ koy diviser en 3 axes mu nekk axe améliorer par exemple l'environnement pédagogique mais aussi améliorer l'environnement physique des écoles naka la ñuy améliorer environnement physique bi environnement pédagogique mais aussi améliorer la gestion des écoles améliorer la gestion des écoles pour ñu améliorer la gestion des écoles nag c'est pas parce que ñi nga xamante ni ñooy acteurs éducatifs yi yoruñu école gérer wuñ ko ni mu waree dinaa ci ñëw après mais damay jiiti d'abord ci améliorer l'environnement pédagogique de l'école pour ñu améliorer l'environnement pédagogique de l'école Nayel on a besoin de renforcer n'est-ce pas la capacité des enseignants bu ñu renforcer la capacité des enseignants am na ay activités yu bari yoo xamante ni dinañ ko permettre former les élèves sur des domaines scientifiques parce que on a tendance à voir que les scientifiques se raréfient ñaa boo gis li ñuy wax naan chaque ñu jàppale suñu jeunes frères yi nga xamante ne amaguñu CAP pour que ñu am CAP loolu aussi ci suñuy programme activité pédagogique la bokk mais aussi former aussi des jeunes relais maanaam léegi xale yi waratuñu traîner parce que bu ñu former ay jeunes ñu nekk ay relais ci biir école yi enseignant par exemple bu nar a tardé le jeune relais dina dem assurer le suivi jox xale yi ay exercices maintenir leen dans les classes di leen aussi jox ay cours au niveau des jours de lundi mercredi vendredi soir au lieu que ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu ci mbedd mi léegi relais yooyu même mën nañ dem ba di leen motiver bokk ci amélioration volet pédagogique bi la bokk mais bu ñu ñëwee ci volet environnemental bi école yi am nañ ay problème y a des classes yoo xamante ni dama may ma ñu kii foofu parce que c'est intéressant
am na ay classes yoo xamante ne am na ay écoles yoo xamante ne amuñu clôture classes yi amuñu ay toiture yooyu yëpp ñu jàppale ci écoles yi ci suñuy relation yi ñu am pour gestion bi aussi xam naa ne da ngeen ne temps bi daf ñu xat ñu jàppale aussi gestion directeurs yi directeurs yi daal di teg ay en place ay AME c'est-à-dire association de maires d'élèves ñu jàppale leen ci gestion bi dina permettre vraiment améliorer la gestion au niveau n'est-ce pas des écoles lii daal lañ ne bu ñu ko jàppale ak yeneen yoo xamante ni dafa xat mënoon nañ ko développer yow dama lay mayaat beneen émission boo xamante ni dinañu permettre ñu ñëpp ñu gën a am leeral goo xamante ni dina xombal gépp dina xam ni Assane miy jug am na lu mu yéene xombal mais am na loo xam ne taxawaay boo xam ne war na ko maanaam njukkale waa xombal ndax loolu mooy suñu yéene ci xombal.net muy doomi xombal yi nga xam ne ñu ngi jiim seen kéemtalaay kattan ngir xombal rek ñu mën leen a ñun tamit jëm leen a yëkkati à travers xombal.net pour ñu mën a kii ñu gis ni loolu lépp am na dañ lay bàyyi ak sa kàddu gu mujj ak yéene ji nga am ci enseignants yi nga xam ne ñu ngi lay dégg ak ñi nga xamante ni njabootu xombal gi lay dégg ñu xam ni benn mouvement bu bees taxaw na lan mooy seen xalaat comme ni nga ko waxee nii nga mën ci tàgguwaale teg waa xombal mais Oumy Seck maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu au passage maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama xarit maa ngi lay nuyu yow moom soppee xombal.net nga Assane sa kàddu gu mujj waaw dañuy jeexale rek ci sant waa xombal yëpp mais aussi di sant ki nga xamante ni mooy suñu wayjur ci kaw suuf tey ji mooy suñu grand frère ñu koy wax Modou Fall Sankhleñ kooku mooy suñu papa mooy suñu lépp moo ñu defal loo xamante ni suñu papa sax defaluñu ko parce que bu ñu toogee tey ji ba am njëriñ ginnaaw yàlla moom la kon ñu ngi ko koy sante te di ko ñaanal yàlla ñun mënuñu ko fay mais li nga xamante ni war nañ ko fay yàlla naka yàlla def ci njabootam ñu sant ko gërëm ko di ñaan yàlla aussi mu yàgg fi lool yàgg ñu taxawu parce que taxawaayam am na njariñ ci ñun am na njariñ aussi ci askan bi parce que xam nañ ko dinañu sant aussi le coordonnateur national de AFAT muy Mar Wade moom tamit bu ñu nekkee ñun ci côté éducation moom mi ngi nekk ci côté social bi di diriger ay entité moom tam ci biir AFAT lu mel ni ànd jàppale Antoine di gérer les Amazones comme Ndeye Kayre ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal aussi l'Amazone fi gay kooku moom sama doom la parce que yaayam sama soxla na loolu lay bañ dégg nag yaayam sama soxla la ñu ngi leen di sant di nuyu aussi Antoine di ko ñaanal yàlla li nga xamante ni moom la am comme mission mu réussir ko ànd ko ak waa Xombol parce que suñu njëriñ la suñu fierté la bu ñu génnee dañuy wax votre ministre a bien tu es de Xombol nga ne waaw ñu ne votre ministre a bien travaillé kooku ñun suñu titre la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xamante ni mission la ci moom rek mu réussir ko ba ñu mën ci di tiitaru saa su nekk voilà di sant yàlla di leen ñaanal yàlla aussi yéen seen kii bi boîte bi yàlla defal leen ci lu raw seen jot di leen remercier bu baax a baax ci taxawaay bi merci beaucoup jërëjëf Assane mi ngi noonu moom tamit di ku baax koo xamante ni bi ñëwee dalal nañu dal boo xamante ni amaana sama technicien sa dafa mujj salit kon ñu ngi lay jaajëfal tamit di ku baax nag koo xamante ni xomba rek moo ko ñor lépp loo xamante ni yëg-yëg la ak yéene jum am la yàlla na ko yàlla moo tëddee xam ni suñu yéene tamit mooy doomi xombal yi nga xamante ni amal nañ njariñ seen dëkk rek xombal.net day ñëw jël ci kenn waxtaan ak ñoom am lu bëri lu leeral kon nag ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam yéen a ngi topp képp koo xamante ni yaa ngi réagir ci écran bi ñu ngi lay jaajëfal di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom lépp loo xamante yéene nañ ko rek muy njariñu xombal kon nag xombal.net yow ak dëkk bi ba ci kanam incha allah merci beneen wax askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew